Macky takk na Sénégal xiif la may njëkke ndeysaan jaamee doom tee la koy tuddee ndeysaan réew mu ne bàccak lex yu duuf ku wax ngóoti ndeysaan moo lii metti na lay Macky Sall ak fa lim bu daw benn jabar ñaari doom wala ne noo ràgge duulin ko seer moo nu ko yóbbu moo fu na jëm nguur si tañ ko nii ndax moo jub moom Macky Sall ak fa lim bu ndaw benn jabar waaw ñaari doom mënu ne ya wala bàccee alors benn affaire xam nga Sénégal Sénégal xam nga dañuy ne ay 95% de musulmans mais moi je vais te dire au Sénégal on fait même pas 5% de musulmans parce que li gën a aram ci yàlla mooy fen te loolu yonent bi ñun suñu prophète daf sallallahu alayhi wa sallam daf ñu ne carrément jullit du fen comprendre nga te Jésus il a dit la même chose donc ça c'est la parole de Dieu quoi xam nga et puis après nit ñi nañu bàyyi di indi ay problèmes religieux ay problèmes ethniques ay problèmes nous on a rien à loolu amul solo Sénégal moom kenn mënu koo séparer. ñun Sénégal benn Sénégal la ñu xam quoi moi je suis d'une famille boo xam ne samay j'ai une partie chrétienne dans ma famille aujourd'hui qui veut s'attaquer aux chrétiens ou aux trucs devant moi. personne. sama yaay di wolof sama papa di pël. Penda Ba taxaw saaga ndey wolof yëpp saaga sama ndey. dëgg la kooku doxaanuñu ndeyam ñu jël ko indi ko Paris nous on est à Paris on la cherche. kon de na def ndànk balaa ngeen ko non mais attends kii taxaw saaga suñu ndey man sama yaay wolof la. dëgg mon père moi je suis pël ma maman elle est wolof. donc elle a insulté ma mère man bis moo ko gisee. ñëpp la saaga parce que man mi gay bi xaw ma ndax est-ce que du amul origine wolof donc mënuñu Sénégal daal bu ñu séparé. non xam nga nañu bàyyi. Gaston s'est attaqué à Moustapha Sy. non génnee ci si Philomène surtout buur génnee ko ci. please bul tax may waxtu boobu génnee ko ci. je vais appeler ce que je connais tout le monde. Ngoné dinaa woo Dior dinaa woo la baronne. Inch'Allah Dior ak la baronne man je vous waaw mais keneen si ku dul ñooñu bàyyi leen ma rek ma seetlu ba ci kanam. parce que gisuma lu ma doy. sister waaw man message bi ma lay lancé mais déglu naa bu baax sa réaction bi li nga wax kii nii yow tu n'as aucun problème entre la Dior ak la baronne te man loolu laa bëggoon dégg ci yow te dégg naa ko musuma xoolal kenn man li ma lay ñaan bu fekkee ñoom Dior ak ñoom la baronne ñu ngi may déglu dama leen ñaan ngir jëmmi rasulilaay dama leen ñaan ngir yàlla ak yonent bi dañu bañ ay nit di jaar ci ñoom pour tas le mouvement que vous êtes en train de mettre sur pied. Effectivement. Parce que li ngeen di def nii c'est pas pour vous yow mënoon nga ba yaa ngi nii fête Noël lañ nekk nii. yaa ngi bàyyi say fête. ñëw toog pour xeexal Sénégal. mais les gens ils n'ont qu'à être reconnaissants aussi quoi lan nit ñi xam ne yow tu es en train de sacrifier ta vie de famille ta vie de couple. et tout pour te battre pour le Sénégal ça il faut que les gens le sachent quoi. nit ñi nañu bàyyi seen hypocrisie yi quoi xam nga. effectivement. xam nga parce que moi je crois que Assane ak yow benn ngeen quoi defu leen ñaar te Assane wax na ko Assane il l'a dit xëy na loolu moo neexul nit ñi. man de mënuñu ma booleeg Assane mais Assane wax na ko. mënuñu ma booleeg ak Assane lii nii li may audio boobu moo tax ma toogoon ay temps parce que dama ko newoon léegi damay toog bàyyi leen ngeen liggéey. ba ma gis leneen même su fekkee. donc on a passé l'éponge on est passé à autre chose le combat continue te yàlla ñu yàlla lafal cat rek ngeen seytaane yi sori ñu mbala yàlla fexe pexe seytaane yi nul parce que seytaane yi bëri nañu te ñoom suñu biir duñ ci mën dara nous on est là xoolal xam nga la on les démasque parce que nous on les répond dans les réseaux sociaux merci my brother merci beaucoup ñu ngi leen di tontu man li ma leen di ñaanal rek yàlla la sa nooni yàlla buñ la musa reetaan yow ak Assane Diouf. amiin loolu rek laa waaw combat bi ngeen di mëne nii yàlla xam na ni vous le menez pour les enfants du Sénégal pour les Sénégalais. te képp ku ci mënul ànd daal mën nga xam nga. mën nga give up quoi nga dem toog et puis nga seetaan ñu quoi xam nga. merci c'est pas compliqué c'est pas du ay nekk fii dans les réseaux sociaux di saaga nit koo xam ne defuloo dara quoi yow musoo saaga kenn tu n'as insulté personne qui est très poli et très correct. donc les gens ils n'ont qu'à arrêter di dëkkal nit ku yaru Sénégal gis nga naa tax bi nekk Sénégal moo tax tey gis nga on ne sait même pas les gens quel genre de religion on est en train de pratiquer aujourd'hui. merci beaucoup mais xoolal même au niveau de notre propre religion on n'arrive pas à être unis
non mais loolu yëpp naa fekk. yàlla baax na les choses vont changer. dina changer incha non allah. comment ça va changer ça va de mal en pis nga may naan ça va changer. dina baax dina baax de. Tu vois une communauté en Indonésie il y a combien de millions de musulmans ils ont prié tous benn julli mais Sénégal rek ngay dem ci àdduna nga gis ay jullit ku nekk yor diineem à part. après ñu ne la ay jullit lañu. dañ bàyyi naa fekk bi waaye Sénégal dafa bëri hypocrisie c'est ça. alors jamais yëpp ay comportement sénégalais la. non on est comme ça. les gars qui sont sur YouTube ils travaillent pour le palais c'est l'équivalent mooy équivalent wu la rajo Il est midi bi Macky Sall ubbi woon pour di saago yeneen opposants yi donc Macky Sall me considère au moins loolu won na leen que considéré nañu ni que on est suffisamment fort pour sonnal leen donc il nous donne beaucoup de crédit il nous donne énormément de crédit yéen da ngeen ci war a fier mu wóor leen ni que li ñu teg ni sonnal na leen gêné na leen te ils veulent que loolu tas dañoo jàpp ni que bu ma daanelee dinañu mën a jot ci Assane loolu moo tax man la ñuy ciblé pour mën a kii donc maa ngi lay remercier sëñ bi ma dugal Modou Galsen dugal ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi woote après ñu ngi koy nuyu moom tamit bu baax a baax di ko souhaiter bon courage merci beaucoup merci beaucoup Assane bu génnee dina gis lépp boo defee live Siste Lazo bëgg naa la woo après waaw merci beaucoup merci jàmbaar merci le combat continue. Non, mais never give up. Never ever. Ok, bye bye. Ok. Voilà, gis ngeen donc tey c'était dañu ñëwoon pour jox leen ay information baal leen ma jël Modou Galsen kan numéro boobu xamee naa ko de ok Modou Galsen Modou allo Modou. allo François. may Boza. na nga def waaw def. mbaa yaa ngi ci jàmm Modou. waaye sigil nag sigil. ma ne sigil yow da nga war a sigil. dama sonn Modou dama sonn billaay. war a sigil. dama sonn. da nga war a sigil da nga war a sigil da nga war a ree. nga sigil rek ree moo tax ma bëgg. waaw kon ma sigil reetaan loolu lay def. waaw. ni ma koy waxee saako ne rek. dëgg la di wax jërëjëf Assane Diouf. jaraw rek François Hélène jërëjëf Assane Diouf jaraw rek François Hélène. jërëjëf fépp fu jàmbaar ma toll ba may sàngoo suuf. ñooñu dama leen di jox cër du ma ci jóg du ma ca deñ. dëgg la du ma aw ma rusukaay sax di ko wax. fu ma taxaw sañ naa koo wax. maa ko wax te fu ma neex taxaw wax ko fa. lu ma ci dal maa xam. soxla ma ci ndimbalu kenn xaaruma ci ndimbalu kenn. gis sama bopp ci yéen rek. maa ngi déglu sànq ci sa live. ngay wax am ku ma bind sax ne ma yow demal Françoise connecté na mi ngi live. ba pare di ma posé benn question répondre ma ko sax dama lire question. mi ngi xew fi mu nekk ci aéroport bu bees bi. effectivement. dévié gis nañ ne commencé nañu mobiliser nit ñi ni ñu commencé carte électeur. dëgg la effectivement. dévié waxtaan yi. parce que xam nañ fa ñu jëm. li xew aéroport bi ñëpp xam nañ ko. ok. fi mu nekk nii démb laay jéem a wut benn billet d'avion pour quelqu'un mais billet 1250 euros aller retour. gis ngeen. fi mu nekk nii avion yëpp dañu boycotté Sénégal pour le moment nit ñi li ñu war a wax waxaguñ ko loolu la ñu bëgg a intox yooyu la ñu bëgg a dóor fii. waaw pour dévier waxtaan parce que xam nañ ni ci live bi la nit ñi di yeewoo léegi. dëgg la soxna si ma sœur xoolal aéroport bi wan nañ leen boo leen demee jubanti.com di ngeen gis film bi aéroport bi maanaam fi buntu xoolal fi bët yem maanaam devanture bi la ñu defar. li ci gannaaw lépp dañ koo bàyyi daanaka poussière baa ngi fa poussière gu métti goo xam ni parce que bu leen fàttali ci àll Thiès bon Diamniadio ak Thiès benn la suuf su xonk soosu la donc ñun lii nii diversion la ñoom dañ may attaqué pour que dootuma am jotu di wax ci li am solo Sénégal dañuy bëgg a di ma attaqué waaye loolu équipe bi bu ñëwee ñëpp dinañ daje ku ci nekk ñu séddee rôle yi Modou Galsen continuer def li mu war a def Diop def li mu war a def keneen Labaron def li mu war a def keneen ak keneen def li mu war a def Omar Ndiaye def li mu war a def parce que Omar est rassembleur te vraiment Omar may wax gars yi ni ngeen bàyyi di ma wax ni Omar Ndiaye baat bi dafa diis
waxam dafa dëgër Omar Ndiaye lakk kii la Omar Ndiaye làkkat la moo tax waxam dafay dëgër man séeréer laa sama wax du neex tam damay direct léegi mais loolu terewul que nit ki danga koy xoolal da ngeen di xool li baax li xool leen qualité yi nit ki am xool leen li mu mën a indil suñu xeex bi ngeen jiital loolu te ngeen bàyyi wax bi ngeen di wax ci suuf bàyyi leen ñiy ñëw di wax di leen indil xawma ñaata yoon lañ may indil joow ay audio te yëngu bougé wu ma ba tey joow gisul ma def audio di ko tontu xawma ñaata yoon lañ may indil audio yu jóge feneen ak feneen du ma tontu laa bëggoon moom man maa gisal sama bopp ay waxam waaye ba tey tontuwuma ko te may woo ñëpp nag te képp koo xam ne gëm nga Assane Diouf di leen wax ni na ngeen oser partager live Assane Diouf yi parce que foofu ngeen di njëkk a assumer combat bi combat bi da ngeen di njëkk a assumer lu wex xàttali waaye doo leen bëgg a jël côté bi saf suukar bi rek mu neex déedéet lépp ngeen di assumer kenn du joxe bopp joxe rocc ci làmmiñ man du ma def loolu te ku ma man daal li ma bëgg a wax bu ñu dévier live yi man maa ngi Paris buñ ma joxee décision dinaa jëm gisi ji la baronne gisi ji joor ñu toog waxtaan ensemble parce que xëy na yow sori nga àndal ak Omar Ndiaye dégg nga ngeen def ko sama coordonné jox ko Omar Ndiaye ñu jëm ñun fii ci Paris ñu dox loolu mais man li ma bëgg a wax bu ñu dévier live bi chaque jour nañu wax ci carte yi loolu la ñuy def li xew ci Sénégal parce que fi mu nekk ñi ngi nekk nii di voté budget yi ñuy voté ay 2 heures du matin teguñu ko fenn gis nga bul wax dara loolu la ñuy def ñu wax parce que fi mu nekk nii ci live yi la nit ñi di xamee da xew Sénégal yi ndax olof dañuy wax tudd làkk ñu séeréer làkk ñu chinois dëgg la de man mi déggul wolof sax maa ngi jéem du dëgg léegi nag ñooñu lañu bëgg a dévier au lieu que ñu def live wax li xew Sénégal ñu nekk di régler ay règlement de compte dëgg duñu ko nangu dëgg la merci beaucoup sister am na solo maa ngi leen di bàyyi xam naa ni après léegi joxal Omar Ndiaye samay coordonnées comme ça ñu gëm fàttali ma tur bi après yéen ngeen di ci état bi fàttali ma nom bi comme ça ma yónnee la léegi contact gu Omar Ndiaye ma yónnee Omar Ndiaye sa contact Taja Diouf yow de sama mbokk kii nga séeréer nga séeréer waaw séeréer nga foofu laa gën a jege lébu laa waaw mais benn la rek séeréer yee kii yëpp benn la en tout cas kontaan naa si sa dinaa ko yónnee sa numéro léegi ngeen coordonné foofu ngeen gis ngeen rencontré Dior rencontré la baronne ngeen defaat team ànd ak ñëpp ñu nekk France ngeen jéem a doxal te ku nekk na yéene moom li nga xam ne moom nga yéene sa bopp chaque jour nañu wax ci carte électorale yi chaque jour nañu wax ci ni ñuy mobiliser suñu parents yi d'accord merci sister ñu xool ci réew mi ñi ngi nekk ci voté budget yi di sàcc rek di xaar ba ay 2 heures ki 4 heures du matin di voté ay ngi xaabaabal de wax dëgg yàlla Macky Sall da ngi xaabaabal jamono yuñ toll nii kenn taxawul waaw ñun ñoo fi sëse ñoo fi nekk moo tax liñ may attaqué sax duñ ko attaqué liñ may attaqué wuñu ko Idrissa Seck attaqué wuñu ko Karim Wade attaqué wuñu ko Khalifa Sall donc xam neen gars yi am na lu fi ne am na lu ci nekk ok merci beaucoup merci bye bye sister voilà donc may woo Lazo ak Ousmane moo gën a jege xaaral ma woo ko ap ma woo Lazo maag moo ma nekk Amérique Ousmane moo gën a guddee gars yi di wax ni que xeex bi dañ koy teg ci yoon teg ko ci justice li nga xam ne moom la ñuy kaas li ñuy kaas ñun ci suñuy gouvernant ñu fexe ba suñuy doxalin ñu bañ ko cee feeñal Khadim Lo maa ngi ñëw woola mon fils Ousmane mon frère le lion affamé. waaw Dias waaw saa may sister maa ngi lay dégg bu baax. Sénégal rek. waaw man ànd ak Assane Diouf. yes man waaw man li may wax dama koy wax mu leer quoi you know. li ma bëgg a ñëw mooy fenn. li may wax dama ko suivre léegi YouTube dafa am may waa ji jóge Amérique borom rasta yooyu te mu dem Sénégal Macky léegi lay jàppale xaw ma turam. nu mu tudd. te mu njool dafa tur bi laa xamul mooy rastamaan bu njool bi tam doon def ay vidéo te dem temps mu ngoon Sénégal ne Macky lay jàppale léegi di wax ci Assane Diouf dama koy xamal. nan la tudd léegi. jox leen ma tur bi boo leen waxee tur bi naa ko xam.
su muy sol verre yu ngand yi dafa ne dañu ne bu ñu joxati Françoise Hélène Gaye xaalis que parce que wóolootuñ ko Assane Diouf wóolootu ko. waaw mais moom kuy jàppale Macky Sall lan la leen war a mën a wax yéen kuy jàppale Macky Sall moo leen di wax kan ngeen di jox xaalis. mais Françoise da nga may déglu ma eggali nga doog ma dag waxuma la Macky Sall wala moom moo ne ku ñuy jox xaalis dama seetaan vidéo mu ne woy gars yi dañ ne bu ñu joxati Françoise Hélène Gaye xaalis parce que wóolootuñ ko ma bëgg ko wax ne day duul ñun ñoo réunir suñu biir ne bul laal xaalis balaa ñuy yàq sa der ne dafa am foo dugal xaalis wala dara ñun ñoo réunir ñu la bul laal xaalis fekkee communication nga liggéeyal Assane ci suuf noonu la demee ñun ñoo ko wax ñun ñoo la wax loolu ñu ne la bugguñu ko yàq sa der bugguñu ko la takkal bul tudd xaalis bul dugg ci xaalis dëgg la noonu la demee de ndigal lañ ma jox ñoom ñoo ma jox ndigal xale yi ñoo ma jox ndigal loolu laa bëgg a leeral ñun tey la ñu gën a am si yow confiance tey la lañ la gën a jiital nay leer kuy duul say duul nga ut foo ko duule man nag ñu may jox nañ info gënuma loolu man foog ma teg sama bët ñun ndigal nga am ñun la feteel beneen liggéey bi dëgg la xaalis xool sali jëw la ak ñeneen point final Françoise Hélène Gaye tey la gën a ànd ak Assane tey la ko Assane gën a gëm kuy ñaay naa fex di jaay duul nga dëgg ndeyam nag mu wax say wax quoi bu ñu kenn dugal man nag ku di découragé yaa xam man découragé ma tey découragé ma suba Assane laa tey Assane laa suba Assane laa ginnaaw suba Assane Diouf for life Françoise Hélène Gaye dafay leer man kenn bu ma kenn woo ma ci ndey sax di ma wax affaire naa fekk nay leer man kenn dundalu ma kenn yoruma lu ma neex laay def xam nga lu ma ñor mooy Assane yow nag ku fi ñëw di duul naan Françoise dañ ko wóolu dañuy duul tey la la Assane gën a wóolu tey la Assane gën a gëm ñun ñoo ne nga génne sa loxo ci affaire moonin boobu parce que dañ ci am ndigal balaa ñu yàq sa der na xaalis moo la tax a jóg xaalis taxulaa jóg ñun ñoo tey ñun ñoo ko wax kooku di duul nag na am lu muy duul affaire bi na leer na gars yi dugg leen ci live bi affaire bi leer kenn du ci am bañ leen ñu jaxase di dugg suñu ay diggante di yàq suñu diggante di naa fekk suñu diggante ban doomaraam moo fi nekk di live di wax waxu Assane di fëtal waxu Assane pour Françoise alxam beneen doomaraam bu koy def nañu bañ ñu féewale ñu quoi ok comme xaalis booy joxe dama ko jox ko Sali Diop wax bi leer na leer dëgg la dama ko jox ko Sali Diop dina ko teg ci loxo yi mu ko war a teg xam nga may digam nag xoolal sama gars yi FBI prison de Doomaraam tribunal de Doomaraam walloo sama gars yi. merci beaucoup le combat continue amul dellu ginnaaw. merci beaucoup yow ngay soldat bu dëggu nitu dëgg man nitu dëgg yëpp samay xarit lañu waaye fenkat yi nga xam ne dañu ma jege seeni duul tax ma bañ leen a may buntu ci man ñoo dajaloo nag constitué groupe yooyu ngay gis ay WhatsApp ak ay xoma fan ñuy wax ci Françoise man ku dëgguwul sama yaram moo la dul nangu samay rawaan ñoo lay bañ man maanaam maa la dul nangu quoi mais ku dëggu en général rek damay nekk à l'aise ak yow damay nekk à l'aise mais gars yi ñu dajaloo yëpp noonu c'est des gens je ne peux même pas les piffer parce que fen rek la ñuy def léegi nag comme xam nañu ni man fen a tax ma baal leen moo tax ñoom seen wax yëpp may attaqué dañuy ne def day fen waaye gis ngeen duñu teg benn conversation comme ni ma ko defee nii de day nekk ay daggit bu ñu daggee fii dem jëli ay beneen wax fëleen foo xam ne dama wax ñu dajale ko you know et puis loolu terewul ngeen continuer gëm ma maa ngi leen di remercier ñu continuer nañu continuer xeex bi Ndiaga asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ça va yaa ngi ci biir lan moo doon sa contribution. loo xew noonu man kat yëguma bay xam luy contribution. da ngaa woote boog kon nga ma coupé. maa ngi live par hasard rek. waaw maa ngi live dama la gis sànq ci live bi wala nekk woon ci live bi yow laa gisoon. peut-être ou peut-être pas je ne sais pas. ok da nga nekk en émission. waaw maa ngi en direct. waaw kon naa la bàyyi ba nga pare parce que man xaw ma thème bi xaw ma kii donc mënuma intervenir. merci beaucoup jërëjëf. ok allez bye. di wax gars yi aussi bu nit woote jotoo ma rek aussi nga daal di ne Françoise Hélène Gaye dama koy woo yëguma faalewuma déedéet 1000 appels par semaine à peu près autour de ça doit tourner autour de ça les gens qui appellent mënuma leen jël ñoom ñëpp mais amul kenn koo xam ne dama la ñàkk jël parce que bëgguma la jël parce que c'est yenn saa yi damay sonn ba duma mën a jël kenn di wax ne nag erreur yi nga xam ne moo ñu conduire à ces problèmes
problème ba palais bi di ko exploiter c'est parce que dañoo ubbi suñuy buntu waa palais dugg man am na système tamit boo xam ne mën naa koo def mais am na si ñoo xam ne ñoo ngi suñu biir ba léegi waa palais ñu ngi seen biir ñu ngi jege waa palais bi te xamuñu ni waa palais bi ñoo leen di infiltrer noonu ma bëgg ngeen di ma déglu parce que bu dee sax ñaari at jiitoo naa leen ko ci réseaux sociaux yi am na loo xam ne xam naa ko ci te ma mën leen ci aider pour que ngeen éviter piège bi mooy lan jay leen won leen ni que mën ngeen def li Hélène di def mën ngeen def mieux que Hélène te xam nañu ni que mënul nekk parce que Hélène dafa def lu presque 8 ans di liggéey ci lii c'est normal que mu am ay réseau yu dëgër maintenant dañuy jël di leen teg contre man ñun ñuy nekk mel ni dañoo nekk en rivalité alors que waw ñu nekk position de rivalité complémentarité la ñu war a def ku ci nekk am nga sa façon talent lii bi mu mën du loolu laa mën li ma mën du kooku leneen keneen ki loolu la mën ku ci nekk am na touche personnelle ba mën a apporter ci combat bi gars yi Khadim Lo maa ngi lay woo muy sonné occupé Lazo kan laa waxoon dinaa ko kan laa woon a woo aussi Sali Diop gis nga di sama bopp bi ma paree nii nag dem dox sama Sali ok di wax ni que avocat Assane Diouf am na avocat bi mu ngi toppatoo dossier non ne t'inquiète pas Joseph Diop bàyyi la ñu espionner c'est normal que ñu may espionner parce que bokk naa si ñi tere Macky Sall nelaw right bu ma nekkoon quelconque un individu quelconque gis ngeen ñu jël ko di ko defal page di wax ci moom suba ba jant soo bàyyi leen ñu wax loolu ci marketing bi la bokk en marketing gars yi dañuy wax il vaut mieux avoir une mauvaise publicité que pas de publicité du tout ils sont tellement bêtes que xamuñu ni saa yu ñu continuer ñoom ñooy active ñooy continuer maintenir nit ñi di bëgg a xam nit ñi di bëgg a xam lan la Françoise di wax tey ñoom ñoo koy liggéey asalaamaaleykum. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. Françoise bonsoir. bonsoir madame naka tur bi. ça va. ça va bien. man Aïssatou Keita laa tudd. woowoon naa la dernière fois. dëgg la ba yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant yàlla dama kontaan rek moo tax ma ne naa la woo. merci beaucoup merci kontaan naa. waaw comme la dernière fois dama la waxoon man j'ai pas Facebook mais damay seetaan. dëgg la. si YouTube bi yooyu. oh merci beaucoup. mais xam naa ne daal. kontaan naa ndax. merci. j'ai tout suivi les renards là qui étaient entrés dans le poulailler. ouais. mais malheureusement j'ai pas les coordonnées des autres filles et tout parce que man bokk ma ci benn groupe. dëgg la. mais gars yi ci endurance bu nga leen dóoree. enduro. non may leen Françoise ay kër may leen ko ay kër. thank you sister thank you. man leadership féminin laa gëm. leadership féminin laa gëm. doo seen moroom. merci sister. enduro bi nga leen dóoree te xamuñu ko. waxoon naa la fi ne la les hommes ont échoué. yeah c'est vrai. dañuy topp jigéen ñi di leen féewale. di dugg di nekk Amérique groupe bu ne nga dugg fa wax. man bokkuma ci benn groupe mais ni may déggee ci YouTube bi rek damay comprendre yenn système yi ni ñuy bëgg a daanelee affaire yi. mais ma sœur je suis fière de vous. merci beaucoup enduro bi moom bu ko bàyyi moom. c'est typiquement féminin. non ñoo ngi doog am problème parce que ñoo ngi doog am jigéen boo xam ni comme góor. jigéen joo xam ne sport la doon def 24 heures sur 24 donc loolu mag yi mosuñu koo am. non bu ko bàyyi. am ngeen problème on parle de leader waaw à l'heure on parle de leadership. féminin en Afrique ay góor yu amul benn fulla amuñu benn ambition. dëgg la. seen dara teguñu ko rek lu dul di daaneel jigéen. en privé comme en public nag. ñaata ñu koy def ci échoué comme en public. dama leen di yërëm finalement dama leen yërëm parce que. franchement bàyyi leen jigéen ñi ñu liggéey comme yéen xamu leen ni ñuy liggéeyee bàyyi leen jigéen ñi ñu liggéey. bul wax dara. mais ma sœur. xoolal jàppal ci enduro bi rek foofu la de bu ko teggi de. bul wax dara maa ngi ci biir maa ngi ci de 1000 ba ma nekkee sixième laa doon daw 1200 mètres. xoolal teg ko foofu rek sixième laa doon daw 1200 mètres.
donc imaginez leen que yàgg naa ci endurance. seetaan naa YouTube bi ma tey moom dama ubbi rek gis la ma ne non lii moom il faut ma woote. merci beaucoup enduro bi moom xoolal teg ko foofu rek. jërëjëf du ñu comprendre dara. lu ñu indi rek xoolal nga wàccee lépp teg ci suuf. bàyyi leen ak man. fii ba. waaw man moom je suis à 100% avec vous. Inch'Allah te Assane gaaw a génn moom itam génn ñu daal di. continuer Inch'Allah non day génn sax Inch'Allah man moom xam naa ne moom dinaa ubbi page Facebook wala ma bokk ci benn groupe parce que lii moom non. parce que non ubbi Facebook nga won ma Facebook bi comme ça ma dugal la ci groupe WhatsApp kii bi. Messenger bi on a besoin de tout le monde waaw on a besoin de tout le monde. voilà yow moom di nga tax rek man ma am page Facebook. dëgg la dafa am page mais yow yaay tax ma am page. dafa loolu sister même boo ko defee anonyme bind ma rek nga wan ma ban page la ma ajouté la dugal la ci groupe Messenger bi. non y a pas de souci félicitations. merci may leen ma Françoise ay cœur may leen Françoise ay cœur. merci chérie non je suis voilà je suis merci heureuse. merci beaucoup félicitations. jërëjëf allez bisous. merci. ciao. ouais. Ok. Djibril Faye, on ne peut pas regrouper des gens en groupe de réflexion, ça se base sur leur profil. La minute où je suis entrée dans ces groupes, bien sûr. Ok. Tu sais, il y a... What's the hell? What is happening? You was hurt. There's a basketball. Yeah, basketball. Okay, go watch it. Okay, Moses is coming or you going? He's coming. All right. Balenma. di wax ni li mu wax suñu sa li mu wax dëgg la endurance laa am parce que li may xeex dafa dëggu ci man te nag ma tase ay gaynde benn Assane Diouf ñaar Omar Ndiaye 3 Modou Galsen 4 Lyon Oumy Diop Lyon Mami Paris man ay mami dama am ñaari mami ak yeneen nag des milliers d'autres hein y a beaucoup mënuma ko ak ñi nga xam ni xamuma leen damay wax ak ñoom comme ça mais je sais que vous êtes partout waa Touba waa marché Thiaroye waa Médina marché Tilène waa Sandaga ak ñëpp maa ngi leen di nuyu Assane Diouf Free Assane Diouf je suis une marathonienne te li ngeen di fexe ba Françoise ngeen fexe ba dootul live loolu da ngeen di demander sama jëkkër mu may ma permission mu ne ma dootoo fi live xëy na boobaa nag ma d'accord ci ma toog def lu leen neex mais tant que maa ngi am la longue vie la vie le souffle de vie dinaa xeex dinaa jàppale Assane ba Assane génn nekk ci combat bi ñu yeggali ko jële fi Macky Sall parce que Macky Sall dina fi jóge 2019 inch'Allah. ok waaleykum salaam sëñ bi pendant que j'y pense am na ay numéro tweet ku ci nekk ci yéen na dem ubbi compte Twitter sëñ bi may ma rek ma dugal information boobu xam nga lan moo tax mu am solo ñi yor monde bi yëpp ñi yor monde bi yëpp dañoo am compte Twitter ñi am solo ci monde bi yëpp dañoo am compte Twitter surtout dégg ngeen compte Twitter boobu boo leen envoyé liste boobu ma leen jox àddina si sëpp dinañu tourner seen bët ci Macky Sall ñu wax leen ni que joxuñu suñu carte d'identité que prix bi amul solo li am solo mooy que dans un pays am na dëkk boo xam ne tey bu tudd Sénégal président bi décidé na defar ay carte d'identité am ay citoyens yu mu jël ne leen doo leen am carte d'identité comprendre ngeen loolu benn la deuxièmement ñu wax waa monde entier Nations Unies ak liste non yooyu yëpp ma leen jox que am na benn président bu tudd Macky Sall fexe na ba benn citoyen sénégalais bu tuddoon Assane Diouf nekkoon fii mu accusé na ko terroriste yóbbu ko Sénégal tëj ko en prison parce que mënu leen def ay message yu gudd day gàtt ok boo leen paree ci loolu ngeen wax ko ni que tous les leaders politiques sénégalais dee leen envoyé ay message rek message day gàtt mais day leen yónnee liste boobu saa yu leen yeewoo yónnee leen 10 personnes ngeen wax ni que Macky Sall a emprisonné tous les opposants politiques du Sénégal sont en prison ou exilés yooyu c'est des messages importants qui vont faire que vous allez pouvoir toucher le monde entier et puis tout le monde tourner seen bët vers Macky Sall obligé ko mu dox def yëfu nit bàyyi yëfu golo yi muy def à la tête de ce pays avec la complicité de certaines une partie de notre élite donc sëñ bi gisuma sa tur mais maa ngi lay dalal ci pencu askan wi di la jox la parole. d'accord waaw soxna Hélène maa ngi lay ziar. ñu ngi lay fay di la ziar di la delloo ziar. merci beaucoup.
di sant tamit sama sëriñ Assane. jërëjëf. sama yaakaar tey ak ëllëg. ak sa. est-ce que. te yaakaar naa ne rek gëm naa ko ba pare te gisuma ku ko mën a dindi. dëgg la. ndeysaan. man tey li ma bëgg a wax mooy ci diggante góor jigéen boobu. ak Macky Sall ak population Sénégal. góor jigéen mooy Youssou Ndour. que góor jigéen mënul weesu. xam nga dañuy naan sénégalais dañoo réeree benn affaire. Baye Assane peut-être bi moo nekk sama premier pas bu woote mais dafa am loo xam dafa ma métti. Baye Assane liñ ko ak luñ ko mënta ko jëlee liñ ko tuumal mbiru terroriste gémmiñu Youssou Ndour la jógee. dëgg la. parce que moom moo analysé loolu Macky Sall appliqué ko. kon lu ciy njaag moom mooy njaag. dëgg la. beneen bi ci topp moom Youssou Ndour man ba tey ci góor jigéen la Youssou du ma sax Youssou Ndour góor jigéen. peut-être ku xool bersim bi ni mu demee mu yéenu géwél yëpp yóbbu pour ñu waxal ko lu baaxam. dëgg la ndax nekkul nit a koy wax yaa koy liggéey. parce que amaana comme Assane lim def ak li muy wax peut-être nit ñi population Sénégal jàngateewuñ ci ne Assane li muy wax ni xam-xam la te li muy wax ni fu leer nañ la ko teg. parce que lu leer mënul weesu ñu nekk damay ñëw nag même pas cadre comme damay wax pour leneen quoi damay ñëw ci vérité bi nga xam ne moom la sama sëriñ Assane wax ci vérité boobu laa ñëwaat. comme li mu wax ñi nga nekk comme tey seen kilifa yi ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite ci diine bi. tey xam nga Assane waxut xalifa bi de. daf ne porte parole. bu ne nag porte parole parce que li mu wax dafa leer. nit munoo nekk koo xam ne ni tey ci biir 2 mois wala 3 mois nga yor ay milliards yu fan la war a mën a jógee. seen Sénégal du ngeen ko wax. loolu pour des raisons stratégiques vraiment communication je préfère. ci Macky Sall. je préfère Macky Sall rek la ñuy faj. mais li métti Sénégalais kenn du ko faj. nga jógee foofu nga ñëw ci côté population bi ñi nga xam ne dañuy naan Assane Diop dafa saaga dafa réew. dëgg la. li dal Assane keneen kum daloon man mi di wax ak yow bu ma daloon nii laay réagir dinaa réagir lu raw li Assane réagir. nga nekk ci réew di liggéey am fa sa jabar am fa sa doom ñu ne la terroriste nga tax ku nekk xam nga baasu terroriste ci biir Europe bi ni mel. nga jógee foofu nga ñëw ci Assane li mu doon wax parce que li mu wax mooy Macky Sall réewam dafa toog ku wax mu tëj la. ku def mu tëj la nga reetaan sax mu tëj la nga sëqat mu tëj. dëgg la loolu de Assane moo ko fi jëlee. waaw léegi nag Assane def la tout ba loolu tey dañ fi Ami Collé mi nga xam ne ñi jàpp ko sax ñi ba ko ndax tey ak kuñ mënta ko ku Macky Sall mënta ko noonu tëj buñ la baxee à cause de baatu Assane moo tax ñi bala. waa léegi Sénégal moom bëgguñu kuy wax dëgg kuy fen di àndandoo ak ñoom di fenandoo ak ñoom ba jël médaille duul rek lañ bëgg. moo ne Assane li muy waxal li muy xeexal sénégalais. moo ne ci population bi la gën a baax sax ci moom. dëgg la. parce que tey dara gënu métti nga toog wax loo xamante ne ni tey yow dërëm nguur gi fayu la ko fa wala dërëm kenn fayu la ko fa nga toog di xeexal sénégalais di xeex di wax loo xamante ni ay mbóot yoo xam dafa suulu woon avant démb. man am na yu bari yoo xamante ne ni réeroon na ma Sénégal mais ci Baye Assane laa ko xamee la feeñee. dëgg la. beneen bi ci topp ma ñëw ci cadre diggante Pape Diouf boobu xam nga daf ne comme li mu wax parce que maa ngi ci seetaan benn interview am ñu interview ko mu ne man jamono ji ma toll nii damay xeex. seetaan naa boobu interview mu ne jamono ji ma toll nii damay xeex daf mel ni benn concert bu mu doon def Pikine mu koy wax Papis Konaté. ma ngi seetaan jóg boobu yaakaar naa xeex moom booy xeex
comme da ngay xeex comme li nga xam ne moom la lay nit ñi da nawee mais bul nangu di xeex loo xamante ne ni amul benn sens. tey exemple xam nga moom ci côté bi muy waxee mooy bu ma déggee fi muy waxee mooy day gaaruwaale te góor jigéen moom gaaruwaale. nga ñëw ci côté moom ki nga xam ne moo koy buux parce que Olof Njaay nee na xele lu mu def rek am na ku nekk ca wet ga. ki nekk ci wet ga nag kenn góor jigéen Youssou Ndour mu ubbi la fal ndeyam moomu Youssou Ndour moomu di utiliser sénégalais yi di exploiter bopp sénégalais yi di dox seen kaw jël seen xaalis di ko utiliser guddeeg bëccëg lépp lu ci mënta ka nekk lu ci njaag ak lu mënta ka xew Sénégal ak lu mënta yëngu Sénégal man kenn du Youssou Ndour moom nag man comme li ma wax rek li ma wax gale rek Youssou Ndour moom leen na waroon na ko doy ba mu ne day def politique day bokk ci opposition pour gagner jël réew mi sénégalais yi ne ko yow jànguloo loolu rek doyoon na ndam loolu rek doy na gàcce. dëgg la parce que jànguloo yow musique bi lañ la soxla parce que loolu vidéo boobu ba tey maa ngi ko yor. ñu ci introduire sénégalais ne leen est-ce que Youssou Ndour war na mën a yor réew mi ñu ne leen sénégalais ne Youssou Ndour jàngut ñun ci mbalax bi lañ ko soxla nañu lëmbalal rek ñun lëmbal bi lañ soxla loolu rek doy na gàcc. ok waaw doy na waar moom. vraiment parce que même bu du dara sax tey am na loo xamante ne nii tey comme kii boobu muy def noonu comme papa gàlle comme petit lan nu ko bàyyi Assane waxee. seen petit gàlle. exact seen petit gàlle boobu. seen petit gàlle boobu calculé na ñaata personnes ñoo fay dem ñëpp ay Sénégalais lañ yow yor nga milliards yu dul jeex yor nga ay milliards lan ngay utiliser xaalisu xale yu ndaw yi day di naan damay ubbi seen petit gàlle ku di ko ma jàngale. jàngale kenn wéy day exploité ci bopp xale yi di dox seen kaw di utiliser seen xaalisu waajur yi. xaw ma de waaye mais seen waajur comprendre ñu nan la demee. parce que gi nga bu yow bu fekkee da ngaa yor ay milliards te bëgg nga jàppale sénégalais yi doo fayeeku leen doo xool xale naan ko da ngay fay nangam defal la nangam. mais Wally Seck mi ngi yor ay studio ñaata ñoo fa nekk di liggéey am na koo xam man sama rakk la te Louga la dëkk. ay mbokk lañ te mu ngi studio Wally Seck. dëgg la. te dërëm fayu ko fa te Wally Seck xale la. moo wax mu dem ci BC ba naan waaw yéenu géwél yëpp yóbbu pour ñu waxal ko lu baaxam yéenu géwéli géwéli Sénégal yi nga xam ne ñoo gën a perdre. amuñu ndey dara ba dara booloo jeex mu yéen ñëpp yóbbu pour ñu waxal ko pour ñu rafetal deram. dëgg la. ñoom ñëpp ñu dem foofu di duul di teg naan ko Ndour Mbergane yaa def lii yaa ma waxoon lii yaa wax lii. di duul di teg Sénégal li fa nekk Hélène buñ ko waxee Sénégal day suux Sénégal du dem. dëgg la. Sénégal moom Hélène. wax dëgg ne xelam tuulkat yee fa ëpp. fenkat yi ñoo fa ëpp seytaane yaa fa ëpp. naa fekk ñoo fa bari góor jigéen yaa fa bari. dëgg la en tout cas merci beaucoup pour contribution bi ñu jéem a dugal ñeneen ñi ci ligne bi. di la remercier bu baax xam naa yaa ngi wootee Germany nuyul waa Germany. merci beaucoup et puis nga gën a waxtaan nga waxtaan ak ñëpp. di wax gars yi daal vraiment kon le combat continue. di wax ne aussi ñi nga xam ne ci team nan lañ ñoom tuddee seen bopp ñoom ñoo tuddee seen bopp team Roubaix non yéen waa team Roubaix yi ma bloqué woon après dinaa dem débloqué leen ngeen ñu continuer liggéey bi ensemble d'accord moment bii nii maa ngi doon xool mais mënuma gis seen i tour loolu moo tax génnewuma leen merci sëñ bi contribution bi rafet na Talibé Assane donc man daal comme li ma la mën a wax bu fekkee Assane am na comme groupe bu ngeen mënta ko lu ngeen mën a programme lu war a dem ci Assane ngir yàlla sama numéro bi def leen ma si. d'accord dinaa la def. Inch'Allah. merci beaucoup. d'accord. allez bye. man dama jot ndigal ci Baye Fall yi ñu ne ma bu ma wax ci lu jëm ci léegi lever lu jëm ci xaalis lu jëm ci wutum xaalis ak lu mu mën ci doon léegi looloo tax dégguleen ma ci wax mais man li may xeex leneen liy xeex li ma mën a def maa ngi koy def ci suuf ku ma bloqué nag amul ku ma ci bloqué par hasard de
yéen waa team Roubé amul ku ma ci bloqué par hasard de jubóo bi neex na nag waaye dañu wax ne dëgg da ngeen maa saaga wala ngeen manquel ma du ma yëpp xam nga man moom nee naa leen du ma xuloo moom ku may indil problème man dama lay bloqué noppalu mais dinaa pare su ma paree live bi ba nga doon xool mais am na ñu ma ci gis débloqué naa xadi ki ne débloqué naa la mais page bi laa la war a dem débloqué xam naa allo asalaamaaleykum sëñ bi. waaw maa ngi lay ziar soxna si. maa ngi delloo ziar naka waa Espagne. waaw maa ngi lay woo dëkk fii Espagne. yaa ngi ci biir. allo. waaw ñu ngi lay déglu. waaw man de daanaka da nga li ñuy wax maa ngi wax loolu ci sama lañ ci. parce que affaire tuut boobu laa doon wax. waaye maa ngi lay jéem a woo pour wax la nga fàttali ko pour ubbi ko quoi. merci beaucoup parce que aussi moyen de communication yëpp ñoo baax. bu efficace la. vraiment idée bu rafet la. dëgg la idée bu rafet la quoi. parce que aussi xeex bi moom nañ jël arme yëpp quoi. merci beaucoup yow tu as compris. vraiment di la encourager aussi di la jàppale ci lépp nag. merci parce que xam nañu ni ku dëgg nga ku bëgg Sénégal nga. merci ku bëgg aussi Assane nga. merci beaucoup. lii li ñuy wax nag moom man je crois que ni li ñu lay conseillé chaque fois moo am quoi bàyyi tonton Tébé bi xam nañu dëgg li fi mu nekk quoi. dëgg la. bilay. waaw bopp rek. waaw aussi di la wax ni sama numéro après nga dugal ma ci aussi ci groupe yi quoi parce que aussi bëgg naa aussi di participer aussi jàllale information bi si ni ma nekkal fii aussi toujours maa ngi sensibiliser comme ñëpp quoi. waaw dinaa la wax ñu jëli seen carte d'identité yi. dinaa la yónnee benn lien léegi lien bi nga mën a dugg ci groupe yi liggéey ak ñoom Omar Ndiaye ñoom Oumy yéen ñëpp dinaa leen jox lien bi. yéen ñi nekk Europe ngeen ci groupe Europe international bi. vraiment ñu ngi lay encouragé bu baax aussi di la ñaanal. merci yàlla sàmm la. merci beaucoup. gars yi jërëjëf merci kontaan na bonne soirée mon frère. jërëjëf merci. merci voilà di leen wax suma paree dinaa leen dugal ci groupe international bi nekk ak Omar Ndiaye Oumy ñoom mami bi nekk France ak mami bi nekk Paris ki nekk Marseille nekk Paris y a beaucoup de filles des femmes de valeur dans ces groupes là des hommes de valeur bëgg liggéey bi moom bu ñu am xaaj ak seen képp koo xam ne dëggu na rek bëgg Sénégal te ñëw pour liggéey ñu ànd ak moom. gars yi nag nee nañ dinañ tas groupe bi mais groupe bi man das suñu groupe du yomb de parce que y a des gens très mûrs et très avertis man sama groupe amul benn boo leen tas parce que boo leen tasee nit ñi déployé wu ci yeneen groupe yi donc mbooloo baa ngi fi ba léegi. gars yi dinaa leen débloqué bu ci kanamee live bi di ñëw moom di ngeen mën a ruubee bu baax a baax comme ruubee rek ngeen fi nekkee. asalaamaaleykum allo. salaamaaleykum. waaw Khadim. Hélène ziar naa la. jàmbaar na nga def. naka yi tey. ñoo ngi nii ñu ngi muñ di moytu rek. maa ngi lay nuyu di nuyu ñi lay seetaan ñëpp. ñu ngi lay fay. ñu ngi fay bu baax. ñu lay waa diaspora bi ak ñu nekk Sénégal aussi. dëgg ñu ngi lay fay. di rafetlu waxtaan wi di la félicité waat bu baax. merci beaucoup. si jéego yi ngay dox si réew mi. te ñun ñëpp kenn fayu la si benn dërëm. dëgg la. ngay feral sa bopp ku ne xam ne connexion c'est pas gratuite. chaque jour ngay toog jël sa temps bi rek dafa doy waxuma la dépense sa xaalis mais jëloon temps bi rek toog nii rek. dëgg la. mais nag ngëneel la suñ borom moo lay fayal boppam. pourtant nag gars yi woote naan c'est la baroon sànq maa la dégg sa biir wax nga ne di nga woo la baroon di nga woo Dior et cetera xaw ma. waaw. gis nga koo si mën a woo tamit ngeen mu jot dugg nii wax ju rafet. nice mu rafet. xam nga lu am importance li si xol. xol. dëgg la. moo am importance. te jikkoox boroom olof moo naan jikkoox boroom. kon ngir yàlla nañuy bu ñuy wanante ba ñuy weex rek te deretu lal ko parce que Sénégal lu si bari loolu fi ëpp wan la ba ñuy weex te dereta ko lal. dëgg la dëgg la. bu ñu yéeneen te jàmm ñun bokk rek dem. parce
que fii kenn jurul fi kenn jundu fi kenn dara bu la taxee jóg man yaakaar naa doo waroo si dem bay am yenn di seetlu def ko. ni ñu bàyyi ambition personnelle. ñu jiital objectif bi créer ay détails chaque jour. dëgg la. non soxlawuñu détail. non lañ soxla ñun benn ambition bii la ñu soufflé. mais nañ ko jéem a attaqué parce que mooy suñu ennemi. mais ñun buñ demee ba bëgg a def suñu biir. def ci ennemi ñun si suñu biir. day bëgg nduru leneen dem bay di xeexante ñun si suñu biir. te bu yàggee kon nit ñi reeñu. dëgg la te du am incha allah on va travailler à ça. ñu ree may ñaanaat aussi